téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi tey jii ñu am mbégte dalal Abdoulaye Ndiaye nekk chargé de campagne Océan Greenpeace Afrique tey jii ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum napp ji naka noonu pêche industrielle alors Abdoulaye Ndiaye maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf merci maa ngi leen di nuyu sa mbokku téléspectateur ak auditeurs yëpp. très bien alors gis nañ ni yéen waa Greenpeace dem da ngeen génne bataaxal di artu jëm ci mit ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum pêche industrielle ndax lépp lu jëm ci wàllum transparence jàpp ngeen ni priorité la war doon tamit mbir mi dafa war a leer alors est-ce que mën nga ñëwaat nii si lan moo waral Greenpeace génn dem yëglu. waaw jërëjëf xam nga ñun ni ñuy liggéeyee bu ñu gisee loo xam ne dafa jëm si wàllu géej gi muy lu baax dañ ciy wax. bu ñu gisee tamit loo xam ne lu koy yàq tamit dañ ciy wax. très bien ñu gis nag semaine bi mu am leen lu baax lu feeñ sa dëkk ba la ñuy wax. Mauritanie ñoom ñu publier seen ñaareelu rapport. muy rapport boo xam ne moom la ñu tuddee rapport FITI rapport boobu nag dafay leeral yorinu napp si biir Mauritanie. ñu gis ne si rapport boobu waa Mauritanie ñoom ñu ngi leeral si biir rapport bi wax ñoom ñaata bateau ñu dëkk Mauritanie ñoo fay napp bateau yi fan la ñu cosaanoo kan moo leen fa indi ginnaaw bateau yi ñu wax si seen gaal yu ndaw ya ñu fa am. fan la gaal yi dëkk kan moo leen moom nan lañ fa duggee wax tamit ci seen li ñu am tey ci ressource bi ñu defee seen xaymakat yi bi ñu xaymaa ba xool seen géej gi li fa des ci jën loolu tamit ñu bind ko ci rapport bi xaalis yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci seen pêche yooyu industriel yi di indi nu mu toll ñu fësal ko wax ne nangam la fii lañ ko dugal ba mu jeex loolu nekk lu rafet loolu nag foofu transparence dafa am. waaw maanaam ñoom mbir mi dafa leer. waaw dañu dugg xëy mu leer ñoom dañu jël benn engagement ne ñun dañoo bëgg bokk ci benn initiative bu ñuy wax FITI mu initiative pour la transparence initiative boobu nag boo ci duggee moom dafa am exigence maanaam ay dogal ay tërali yu mu lay wax ne yow nag boo bëggee bokk ci man da nga war a def nii da nga war a def nii da nga war a def nii léegi nag loolu leen tërali li wax muy da nga war a publier sa loi yi ñu xam yan loi nga am loi yi da nga ko war a publier ci làkk bu waa dëkk bi dégg ginnaaw boo ko déggee nga fexe ba ñoom ñu mën ci jot fañ ko def ñëpp am droit ñu egg fa xool ko bateau boo signal nga leeral lii moo tax ma signal ko ñaata temps la fi war a toog xaalis ba mu la fay foo ko dugal. très bien donc loolu mooy exigence fii léegi nag Mauritanie dem ba mën ko def. ba publier 2018 2019 2020 ñu génn yëpp publier ko. te Sénégal deful li Sénégal defu ko. parce que lu tax Sénégal bokkul ci FITI bi. bon xam nga pour nga bokk FITI dafa am. fukki exigence ak juróom ñett mais juróom benn yi obligatoire la maanaam da nga koy am. juróom benn yi waaw muy yan. bu ci njëkk muy engagement public maanaam dëkk bi ki ko jiite muy président de la République. ne man yéene na dem bokk ci FITI loolu am na. loolu président de la République mas na wax fenn ci benn daje bu amoon sax sa Mauritanie la amoon yàlla dafa def sax sa Mauritanie la loolu amee woon. moom mu jël engagement ne moom dina fexe Sénégal dem bokk FITI kon engagement public am na. ñu ne ginnaaw boo amee engagement public. da ngay am ci sa yoonu dëkk daf lay permettre ñi nga xam ne dañuy yëngu ci napp gi ñoom ñu mën a bokk ak yow jotaay di waxtaan loolu tamit Sénégal am na parce que am nañ loi boo xam ne ci biir loi bi ubbi na ne Sénégal yoon bi mu tàmm mooy cogestion kon muy ñaar mais ginnaaw boo defee la loolu da nga naan man mi nag maay jiitu réew mi joxe naa engagement mais ministère sàngam laa ko dénk ba ko président waxee ba tey 2016 ba tey waxaguñu bii ministère ñu dénk pour mu wéyal loolu. te kon foo loolu. kon yéen a ngi mu ngi fi woon. depuis 2016 yéen a ngi mi ngi fi. wax ne dinaa ko def mi ngi fi. texte yi ko permettre ñu ngi fi. mais est-ce que dañu manqué volonté politique moo tax Sénégal mënagul dugg bu leer ci FITI bi. xam nga est-ce que foofu mënuñ fa wax volonté politique la suñu dirigeant yi manqué foofu. waaw ku toog di seetlu maanaam ki nga xam ne dafa nekk ci ginnaaw. observateur bi ku ñuy wax observateur. ñun tey dañ jàpp ne ñun duñu observateur ñun acteur lañ maanaam acteur lañ lan moo tax ñu nekk acteur moo di ne. ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo napp gi bu ñu amee jafe-jafe dañuy ñëw jooy suñu ko te buñ ñu ko jooy suñu dañu war a wax comme que nag gis nañ ne. te ñëw nañ jooy si yéen. te ñoom ñëw nañ jooy si ñun en 2020 ne dañu bëgg ngeen jàppale ñu si wàllu licence de pêche yi nekk Sénégal parce que licence yi leerul état du Sénégal mi ngi bëgg a dugal ay bateau si pêcherie bi te bu ñu sañoon ngeen jàpp si li ngeen si xam ngeen wax ñu kon ñoom ñoo ñu demandé acteur de la pêche yi si benn kuréel bu ñu tuddee PAPAS plateforme des acteurs de la pêche artisanale je me rappelle moom moo bind lettre Greenpeace ne dañu bëgg ngeen jàppale ñu si loolu. très bien kon licence de pêche yi dafa war a leer si lettre boobu bi ñu ko bindee ñun ñu dem gëstu gis ne effectivement am na ay licence yu ñu fi bëgg a dugal mais bateau yu ñu ci bëgg a dugal
ñun xam nañ leen si yeneen i dëkk si àdduna bi. ñu nekk fa nappin bu baaxul. maanaam jalgati yoonu dëkk yooyu. te ñooñu bëgg dugg te ñooñu dañ leen bëgg indi dugal leen Sénégal. mais est-ce que loolu du indi laaj bi nga xamante ni dafa jëm ci façon bu ñuy octroyer licence de pêche yi. moo taxoon di ko jox ku leen neex. kon loolu moo taxoon ni amul benn transparence dara leeru si. kon loolu moo taxoon acteurs yi laaj ñu. seen dimbal. biñ ko gëstoo tamit ñu gis ne ñun bateau yi de ngeen bëgg indi. liste bi ngeen joxe ñun ñu jot si. xam nañu am na si bateau yoo xam ne xam nañ leen si lu ñu tuddee pêche yeneen muy pêche illicite non réglementaire non déclarée. te loolu nag àdduna bi yëpp dañoo bokk taxaw ne dañu war a xeex loolu. loolu nag du Greenpeace moo ko wax. loolu àdduna bi yëpp ñoom ñoo taxaw wax ne. dañoo war a xeex loolu ñu tuddee pêche illicite non réglementaire non déclarée. léegi nag comme que bateau yi loolu am na si ñu ne kon da ngeen war a tëral loolu ñi ngeen bëgg jox bateau yi ay doomu sénégalais ñoo bootu seen ginnaaw mais ñoom ñu bootu moomuñu bateau yi kon Sénégal moom moo war a ubbi ay buntam. leeral ba xam loolu léegi nag bu dee ñoom dañu war a leeral loolu. waat fiiti ne la yow boo bokkee si man nit ku signé licence si yow. di nga ko fësal foo xam ne ku nekk dina ko xam ñun ñu gis fiiti liggéey loolu ak waa Mauritanie kon bu ñu war a ñaax réewu Sénégal lan lañ leen di wax dañuy féliciter waa Mauritanie par rapport ak li ñu def mais nag ñu ñaax Sénégal ne leen bu ngeen bëggee mu leer coow li ngeen am tey seen diggante yéen ak nappkat yi bu ngeen bëggee mu jeex dem leen ngeen bokk fiiti ngeen publier la liste des navires de pêche autorisés à pêcher au Sénégal. alors mais Mauritanie jéego yu mu def ba bokk ci fiiti seen wàllum napp ñu koy publier mbir mi am leeraange gi nga xamante ni gis nañ ko ci muy transparence lan moo tax Sénégal ak comme li nga wax adhésion bi nga xamante ni souhaité woon nañ depuis 2016 mbir mi sottiwul ba léegi lu tax. li ñu mën a wax rek ba léegi volonté politique la. volonté politique oui. il faut mu am si beneen bi mooy acteurs yi bëgg nañ ko parce que ñoom daje nañu ak ñun ay yoon. parlementaires yi ñi nga xam ne ñooy voté texte yi. daje nañu ak ñoom ak waa Greenpeace si ay daje. ñoom it ñu wax ne war nañu pousse pour que état du Sénégal dem vers l'adhésion de la FITI parce que FITI il faut ñu xam ne mooy FITI. FITI mooy équivalent wu ITIE. ITIE. Initiative pour la transparence dans les industries extractives. oui. pêche bi li mooy équivalent yam. fële moom mooy transparence dans la pêcherie. gaz ak ñoom. xam nga fële ñu ngi wax gaz. wax pétrole. xam nga dañu wax ne am na fi. ñu ne loolu denrée boo xam ne bu fi amee tamit dina jeex. ñëpp nangu nañ ne pétrole ak gaz am na fi. mais waxuñu ne éternellement day am. mais jën. bu balaa pétrole ak gaz di am. jën a ngi fi waa tey jii est-ce que dañu war a dooleel pétrole bi nga xam ne génneeguñu pétrole bu njëkk bi bërigo bu njëkk bi parce que nee nañ 2023 la war a génne. mais fi mu ne teg nañ tous les cadres pour que bu ñuy génne benn bërigo pétrole nañ ko leeral lan moo ñu tere kon ñu teg tous les cadres pour que jën bi ak coow li mu am yëpp ak njëriñ bi mu amal Sénégal yor dund gi yor liggéey maanaam liggéeykat yi siy liggéey ñaata liggéey la napp di indi boo jëlee nappkat jël jëndkatu jën jël soppalikatu jën muy jigéen boobu di ko transformé jël charretier bi koy yéeb jël borom oto bi siy liggéey jël sénégalais bi koy lekk ñaata millions de personnes lañ dafa bëri kon est-ce que du kon boobu moo gënoon yeyoo leeral secteur buy générer ay emploi beaucoup d'emplois di assurer sécurité alimentaire nit ñi di leen jàppale si nit ñi protéine animale bi ñu soxla parce que bu ñu fàtte ne Sénégal 70% consommation nit ñi li ñuy dunde 70% yi si protéine animale bi si jën lay jóge te jën boobu nag mi ngi manqué. très bien alors ci wàllum ressource budgétaire aussi nekk na secteur bi nga xamante ne quand même dafay participer bu baax a baax sur développement au Sénégal. gis nañ ne balaa Covid di ñëw. at yooyu dend ak Covid yëpp. premier secteur d'exportation napp la woon. xëj na si Covid bi. mënuñu wax si Covid bi ba léegi loolu la. mais xam nañ ne bi ñuy mujjee topp xayma yi ba bi Covid di ñëw premier secteur d'exportation au Sénégal jën la. kon secteur bu amee noonu importance bu ñu dëkkee ak ay dëkk yoo xam ne suñuy dëkkandoo lañ muy Mauritanie. ay doomu Sénégal di jóge Sénégal di dem di nappi Mauritanie doon dëkku napp Sénégal doon dëkku napp bu ñu demee ba Mauritanie di ñu damee le pion ñun ñu dëkk Sénégal dafay jaadu nag ñu fàttali suñuy njiit ne leen kon jaadu na. et puis y a problème. y a problème ci pêche bi te problème bi pour mu jeex. dafa bokk sax ci liy jeexal problème bi xam nga tey jii problème bi am muy ñàkk déggoo bi am diggante ministère des pêches bi ak organisation de pêche yi lan moo ko indi yëpp mooy ñàkk leeral. parce que pêcheurs yi koo toogal lim lay wax li fi nekk ci bateau kenn xamul ñaata la tey boo bokkoon fi li nekk ci bateau ñëpp nañ xam ñaata la dañoo signé accord de pêche xaalis bi xamuñu fan la dugg boo bokkoon fii xaalis bi fa mu dugg di nga ko leeral. kon xaalis bi kenn xamul fu muy dugg. ci wàllum napp yi organisation ci loolu nga dégg ñuy wax mooy seen jafe-jafe ak gouvernement bi. xaalis bi fan lay jaar. fan lay jaar
li nga koy laajee man noonu laa koy laajee. noonu la ko Greenpeace di laajee. très bien am na solo Abdoulaye Ndiaye nekk chargé de campagne Océan Greenpeace Afrique mën ak tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. kon dafa jot ñu leeral lépp jëm ci wàllu koppar gi quand même ndax xaalis bu bëri la mu kenn xamul fu muy jaar naka noonu Sénégal bokkul si fiti amul benn leeraange gu si am. xam nga li ñuy wax bonne gouvernance du loolu la état bi di prôné. oui transparence. bonne gouvernance mooy yoreen bu sell. oui. yoreen bu sell li si jiitu mooy leer. très bien lépp lu leerul rek parce que nit ki lépp lu leerul si boppam rek lëndëm la te ku fas yéene yor loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk maanaam jën ressource naturelle la. mais pourtant ñoom ba président Macky Sall bañ nga fale 2012 dafa doon wax ni une gestion sobre et vertueuse mais gestion boobu rek ci wàllum pêche yéen waa Greenpeace gisoo leen ko. oui si wàllu pêche moom au Sénégal. ci wàllum napp gisoo leen ko. si wàllum nappin lu ñu mën a constater ñun mooy une mauvaise gouvernance des pêches. te mën nañ ko laaj. mauvaise gouvernance des pêches. nga wékk ko fan. Ablaye ñu wékk ko benn si ñàkk leeral boobu si wàllu bateau yi. ñu bañ a wax ñaata bateau ñoo fi nekk. beneen bi ñun dafa am ay rapports yu bëri yu ñu tënk jox ko état du Sénégal pour que mu mën a jubbanti napp gi. dañu njëkk a tëgg benn rapport. doon gëstu bateau yi nekk Sénégal. bu ñu xoolee bateau bi dafay ñëw lu tax may transparence dafa am solo. bateau bi day ñëw bu waree am licence Sénégal dafay déclarer ne moom par exemple dama jël xayma mu ne moom junniy tonnes la mën a napp 1000 tonnes licence bi ngay fay si li nga mën a napp lañ koy calculer. kon gaal boobu wax 1000 tonnes ñun bi ñu defee suñuy gëstu investigation ñu gis ne gaal boobu waxoon ne 1000 tonnes lay napp 10 000 tonnes en réalité la mën a napp. ah bon bu nekkoon dañ la wax ne tonne bu nekk 100 francs ngay fay kon bu ne 1000 tonnes 100 000 nga war a fay. kon ñoom lu ñuy déclarer ak lu am bokkul. du benn moo tax ma ne la exemple bi noonu la koy mën a joxe pour mu leer si yow. ak si suñu mbokku téléspectateurs. très bien am na solo. boo jëlee 1000 tonnes. ñu ne la yow bu dekkee yow 1000 tonnes rek nga mën a napp tonne bi daa ngi fay da nga ñuy fay 100 francs kon kuy am 1000 tonnes 100 000 lay fay. fekk moom 10 000 tonnes la amoon 10 millions la waroon fay. mu nax Sénégal 9 millions 900 000 ñu am téeméeri ba kenn ku mu nekk bu ñu naxee 9 millions 900 000 9 milliards 900 millions. 9 milliards 900 millions. manque à gagner ñu nekkoon état du Sénégal. ñun bi ñu njëkkee tënk benn rapport. ñu ne leen fraude au tonnage bi. dem leen ngeen rejaugé waat bateau yëpp yi nekk Sénégal. déclaré ne lii mooy suma tonnage. bu ko ñëpp deful it bëri na ñoo xam ne si ñoom bañ saytoo la ñu déclaré ak li am lu benn muy première bi. très bien si lu tax may la mauvaise gouvernance la. très bien muy première recommandation. muy première recommandation. très ñu continuer. ba tey jii di gëstu loolu. bi ñu commencé di installer usine de farine de poisson un peu partout au Sénégal ñu daal di leen bind ne leen usine de farine de poisson yi li muy yàq moo ëpp lu muy defar parce que li muy defar amul solo ñoom li ñu leen gëm la mooy dañuy créer emploi mais en réalité dañuy yàq emploi lan moo tax ñu yàq emploi jën bi bu teeree bu jën teeraan tefes kan moo koy jënd mareyeur bu ko jëndee bu jeexal kan moo koy jënd suñu yaay yi ñoom ñooy dem ñiy soppali jën ñu tuddee les transformatrices ñoom ñooy dem jënd ko def ci keccax def ci géej def ci poisson séché jaay ko marché Diaobé wala ñu jaay ko Touba wala ñu jaay ko Koumpentoum wala dëkk yi nga xam ne géej eggu fa nit ñi di ko dunde usine bi ñëw ñooñu jotatuñu jën bi ñu wax ci ñu continuer di joxe autorisation ñu woote daje bi ñu wootee daje en 2019 jamono boobu Aminata Mbengue Ndiaye mooy ministre des pêches daje bi génn recommandation dënkaane du mooy recommandation daje bi ñëpp dajee dënkaane bi moo nekkoon Sénégal na seele lépp luy usine de farine de poisson bu ñu joxe ci benn autorisation parce que pertinent la mais ginnaaw loolu signal nañ ñaari usine ay farine de poisson ginnaaw seen daje ginnaaw 2019 boobu le 24 octobre ñaari usine ubbi nañ Sénégal muy usine bi nekk Sandiara ak usine bi nekk Kayar te kilifa yi ñoom ñoo te ñu ngi fi moo tax may la kon gouvernance bi yorin bi dafa des te bu nekkoon ñoom xam nañ li nga xam ne moom la jigéen ñoo indi ci économie Sénégal dinañ xam ne pertinence bi du indi usine de farine de poisson parce que farine de poisson bi lenn rek lay def jël suñu jën ñun Sénégalais yi waroon ko dundee ak africains yëpp ñuy dendal dem dundalee ko ay mala parce que farine de poisson bu ñuy wax bu ñu fàtte ne yabooy la loolu jarul benn Sénégalais di wax di laaj ci ana yabooy bi ku laajtee ci ana yabooy bi ne leen ko wal nañ ko def ko farine dem jaay ko pour ñu nulul ko seen muus ak seen xaj yi loolu moo am mais loolu moo am farine de poisson bu ko usines yu defaree ba pare dañ koy yóbbu en Europe wala en Asie lan lañ koy doyee ñoom lekkuñu farine de poisson bi nit ñi
pour ay muus la. oui ay xaj ak seen jën yi ñuy yar maanaam ñun dañuy jël suñu jën yi ñu war a dundee ñu rey ka jox ko jënu Europe pour ñoom ñu dundee ko tandis que ñun suñu population doon dundee. mais jamono ji jën am na. mais jën amul yow. amul mais lu tax sa dépense yokku. doy na war. waaw Sénégalais yi képp ku daan joxe dépense. oui. ñaar téeméer boo joxee ñaar téeméer sa soxna li mu lay njëkk a wax daf la naa saamu yabooy léegi ñetti téeméer lay jar. mais lu tax. kilo keek ceex. ñetti téeméer lay jar te yabooy lu mu yombee woon trop te jekk si yomb. yow gëjoo gis yabooy man yabooy sax laa gëj a gis. léegi ana yabooy bi. ah dañ ko laaj njóobeen yi en tous les cas man bëri na ay njóobeen yoo xam ne vraiment ba ki jiite sax tey jii jigéenu napp gi ab njóobeen la jàpp jóob. oui foo dajeeg moom li mu lay njëkk a wax jàppale wu leen ñu si gaa yaa ngi jël suñu yabooy bi rek di ko yóbbu pourtant la muy wax du pour moom de pour Sénégalais yëpp la. dañ koy jël di ko génne. dañ koy génne jox ko ñeneen. xañ ko suñu population. ñeneen di si def leneen. sécurité alimentaire bi menacé wu. oui et parmi nag te dañu gis ne si loi sénégalaise yi am na si boo xam ne dafa wax ne napp dafa bokk ci kenn yi war a téye sécurité alimentaire au Sénégal. Très bien. mais li kii kenn dañ koy dooleel. kon kenn googu nga xam ne tey moom la pêche nekk. comme état du Sénégal comme kenn escadre gis nga sax dafa yemoo sax yow ak sa émission bi tey jii ñoom état du Sénégal ñoom ñoo bind seen politique ne kenn yi nga xam ne Sénégal daf ko am ñu war a téye sécurité alimentaire Sénégal napp daf si. Ablaye Ndiaye recommandation yi am na solo faram fàcce nga benn bi ñaareel bi aussi yeneen recommandation yu xamante ni moom ngeen defoon lan la ngeen jox ay dicteel ay dénkaane yu ngeen joxoon kilifa yi. kilifa yi dicteel yi nga xam ne aussi jox nañ leen ko mooy liñ déjà boobu laa si am ni moom mooy dernière bu ñu mujjee def. muy lu ñu tuddee le poisson détourné. xam nga maanaam ñun bu ñuy bind suñu rapport yi dañ koy bind façon boo xam ne dafay capter xalaatu nit ki. tubaab nasaraan. buggul ko xas suñu dernier rapport stolen fish lañ ko tudd si anglais ñoom bu ñu ubbee rapport bi bu ñu ko liiree dañ leen jiiñ ñoom tubaab yi ne da ngeen détourner jënu Sénégal maanaam dafa mel ni ñu sàcc ñu jël indûment ñu sàcc kon alalu pays africain poisson détourné waaw tubaab bi moom mi jàpp ne sàccul day gis boppam si loolu mu ne lan laa sàcc kon day dina ko laajte biñ ñu laajte beneen rapport bi ñu mujjee def ñu tuddee que changing market dañu topp nag jën woowu ñëwee leen waru leen ko jënd ñu ne leen da ngeen am ay entreprise yoo xam ne yenn yaa ngi nekk Norvège yenn yaa ngi nekk France ñu leen di wax Cargill bu mel ni Biomar bu mel ni Iskreting ñu ne leen yéen farine de poisson bi ngeen di jaay seen ñooñ yi jën bu ñu détourné la ci Sénégal ci Mauritanie ci Gambie di dundal Europe est-ce que yéen waa Europe da ngeen war a détourner suñu jën di dundal yéen seeni mala bàyyi suñuy nit loolu mooy dernier rapport ñu dee génne ñu génne ko ak benn organisation bu nekk en Europe bu ñu tudd Changing Market pour wane rek ne jën woowu ñuy jële Sénégal ñu ngi koy jaay ci marché yu mag yi ci Europe te ñoom ñooñu di jën xamuñu jën woowu ci ñan lañ ko xañ dañ ko xañ ay nit population yi lañ ko xañ kon loolu mooy sécurité alimentaire bi moo tax ñu ñaax état du Sénégal ne leen sécurité alimentaire u population yi moo war a primer ci lépp non seulement moo war a primer mais dañ leen war a protéger seen i métier jigéen ñi bi ñuy def enquête bi dañu daje ak sama benn xarit bu may di àndal ñu bokk liggéey ñu koy wax Philippe bi ñu demee Ndar dañu daje ak benn maman ñaaña Seck nekk sa Ndar mais ay xale yi mu nekkaloon ñu laajte benn xale bi mu ne man sama yaay mi nga fayee suma jàng si soppali jën mais moom waaw xale bu góor bi mu ne ñu mais man leen rek moo ma jaaxal mooy suma rakk yi kan mooy fay seen jàng parce que jën bi sama yaay daan transformé gisutuma ko mais loolu bu nekkul enseignement ci Sénégal gisuma lan mooy enseignement. très bien alors ndar gi nga tudd léegi foofu sax dañ fay dese nii ak Gendar gis nañ foofu ku ko wax tamit mbirum napp ndax kàcce bu nga xamante ne ay nappkat nañ fa loolu moom seen tradition la gis nañ aussi si jamono yi si ginnaaw des fois ñu am ay jafe-jafe ak waa Mauritanie yéen Greenpeace est-ce que gisoo leen ni dafa jot peut-être aussi Gendar wala Saint-Louis ñoom seen diggante Mauritanie pour mu gën a tax fa am yoon bu ñu war a mën a jaar. bon xam nga ñun li ñuy prôné mooy xam nga ñu ngi wax ay affaire accord de pêche. oui. boo demee Europe. dañu am des politiques communes de pêche. Union européenne yëpp boo déggee ne Sénégal dafa signé accord de pêche ak Union européenne bateau yi kan moo leen moom France moom leen de. am na bateau yu dëkk France am na yu dëkk Espagne. am na yu dëkk Norvège am na yu dëkk Allemagne ku nekk libre nga ñëw mais ñun en Afrique jën bi dafay migrer dafay jóge Maroc ñëw Mauritanie ñëw Sénégal
wàcc dem Guinée-Bissau dem ba Angola yéegaat xam nañ ko migration bi ñoom bu ñuy ñëw dañuy booloo bu ñu ñëwee di ñu seet su dañu benn leen. ah bon waaw Union européenne bi ñu signé ak Sénégal rek la signé. ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar yi nekk Union européenne ñëpp am nañ droit indi seen bateau ci biir accord de pêche bi Sénégal am ak Union européenne ñëw napp ci Sénégal. ni ñu ko defee ak Sénégal noonu lañ ko defee ak Mauritanie noonu lañ koy defee ak Maroc maanaam ñoom yeewu nañ yeewu goo xam ne am nañ politique commune ñun ñu am lu tuddee par exemple lu mel ni lu ñu tuddee commission sous-régionale des pêches. ñu waroon def une politique commune. gérer ndoo migration jën yi. ba nga xam ne heure bu jën amee Mauritanie bu fi jógee dina am Sénégal dina am Guinée dina am Gambie dina am ba Sierra Leone ñun tamit ñu mën a def suñu politique Union européenne bu ñëwee di waxtaan ak mbooloo. très bien mais moo gën muy waxtaan ak par. ñun amuñu politique boobu loolu moo tax tey kon suñu diggante Sénégal ak Mauritanie jafe-jafe boobu day am tous les jours. parce que jën bi dafay des foofu Sénégalais yi nañ leen dem jëli jën bi foofu mu nekk. mais pourtant ay waxtaan jotoon na am dafa am ay. assurance yu si jot a am ba nga xamante ne léegi jàmm dellu si na napp gi tamit yéen jafe-jafe ak yéen restriction yu si amoon amatu si quand même. non fi mu ne am na accord bilatéral. voilà boo xam ne lié na Sénégal ak Mauritanie. effectivement xam nga loolu moo tax bi Mauritanie defee lu baax. oui ñun dañuy wan Sénégal war ngeen ma wax la leen lu baax lu Mauritanie def. Mauritanie bi mu dafa am jën bu ñuy wax poulpe moo li ñu ko gën a xamee sur yàgg. Mauritanie lekkul poulpe ñoom ba Mauritanie duñ ko lekk. duñ ko lekk déedéet. ñun Sénégal sax ñu koy napp bëri na ñu ko fii napp fii mais fii lekkuñu dañ koy napp pour jaay ko tubaab yi wala ñu jaay ko asiatique yi. Mauritanie bi mu gisee ne jën bu koy indil xaalis la dafa ne désormais poulpe képp ku dëkkul Mauritanie bu ko napp daka nationalisé. képp ku dëkkul Mauritanie. ku dëkkul Mauritanie amoo droit napp poulpe kon Sénégalais bi bu jógee fii mënul napp Mauritanie poulpe ba pour mu napp ko il faut mu nekk ci gaalu mauritanien gaal goo xam ne nationalité mauritanienne la. très bien ñun Sénégal. jën la ñuy dunde lan moo tere li ñu tuddee petit pélagique maanaam lu mel ni yaboy lu mel ni jay lu mel ni eau lu mel ni këba lan moo tere Sénégal mu nationaliser petit pélagique ne désormais petit pélagique bi nationaliser nañ ko ku dul Sénégalais doo ko napp doo ko jënd doo ko jaay doo ko exporter li si am mu génn mu des si ñun oui mais tey nationaliser wuñ ko moo tax investisseur bu mu neex nga ñëw ne man maa moom 51% dinaa la ko jël jox ko benn sénégalais muy prête-nom tuddee la loo moomul. taxal la si loo xam ne du yow mooy problème mu licence yooyu ñuy wax licence de pêche yi ay nit ñu ñëw uti ay bateau Chine ay sénégalais taq si dañ ci taq rek moomuñu bateau yi dañ ci taq rek ñu ne leen yéen a moom bateau yi Sénégal ne naa leen jox ay licence parce que dañ ne 51%. très bien si bateau yooyu ay sénégalais ñoo ko moom te xam nañ ne en réalité doxewul noonu. doxewul noonu Abdoulaye Ndiaye nekk chargé de campagne Océan ca Greenpeace Afrique mooy tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi alors kon Abdoulaye Ndiaye jamono ji xamuñu ñaata bateau ne mooy napp si Sénégal. ah xëj na état bi xam na waaye séddoogu ko ak kenn. xëy na état bi. xam na lu tax ma ne xëy. oui man de déglu naa wala seetaan naa ministre bi mu ne nangami bateau la. ministre des pêches. waaw et de l'économie maritime. mu ne nangami bateau la. ma toog ay jamono ma seetaan ñenn si ay ndawam directeur des pêches bi mu ne nangam la li tax ma ne xëj na xam nañ ko mooy ñoom ñaar chiffres yi ñu joxe du benn. chiffres yi du benn. waaw du benn maanaam man dama leen suivre seen communication am na communication boo xam ne dañ la naan 129 bateaux ñoo fi am. nga dem si beneen communication ñu ne la 140 bateaux moo fi am. nga demaat si beneen ñu ne la 165 bateaux. problème am na de. ñun ba lépp aussi day war a ni ñàkk leeraake. léegi nag loolu yëpp nag di am si secteur bi. moo tax ñu war a dem adhéré ji si initiative fiiti boobu buñ ci demoon problème bi duñ ko am parce que buñ ci demoon yow boo toogee sa kër sa doom sax ngay jël ne ko waa man de dégg naa ne Sénégal publié na liste des navires am dugal ma si site bi ma xool. bu ko xoolee yow nga ubbi nga xool di nga xam ñaata bateau fi nekk di nga ne bateau bi di ko moom ak sàngam la fi dugg bateau bi capacité am naata la licence bi mu am jën sàngam parce que bateau yi bu ñuy napp dañ leen di jox licence ne la jën sàngam nga war a napp parce que loolu lépp dañ ko war a leeral licence bi du ne da nga am licence da ngay napp lu la neex te loolu moo fi am quand même non loolu Sénégal loolu am législation bi foofu moom leer na nañ très bien booy am licence bi dafay wax lan nga licence su poissonnier nga céphalopodie nga crevettier nga wala boo amee accord de pêche aussi comme avec Union européenne c'est très clair accord la sur le thon et merlu day leer bu ñu amee maanaam noonu la licence ak accord loolu mooy seen différence mais bu nekk dañ koy leeral mais bu nekkee yow da nga ko bind leeral ñu ne la bu nekkee da nga bokk ci initiative fiiti nag ba nga ko bindee ba pare dañ leen naan bind ko ci làkk sax ñëpp dégg
mais dugal ko foo xam ne ko soxla dem xool ko xam lan la parce que sénégalais la am na si droit mais est-ce que loolu dafa araam mais loolu araamul pourquoi kon Sénégal mënuñu dem ba mën a bokk ci loolu. di leeral seen mbir. alors ñàkk gu Sénégal ñàkk rejoindre li nga xamante ni moom mooy initiative ITIE nga xamante ni sànq da nga ni moom mooy presque moom mooy ITIE nga xamante ni moom moo nekk ci secteur bu hydrocarbure ay ñoom gaz ak pétrole alors loolu Sénégal daf ci am ay impact bu doy waar lu nga xamante ni moom lay ñàkk wala lu mu rejoindre FIT yi. am na lu mu ciy ñàkk. lu bëri ci xayma yéen. waa li ci njëkk du lu ñuy natt. oui crédibilité. fonk bi la àdduna fonk bu ñu fàtte ne ci côté li ñu tuddee démocratie ak nu ñu koy faxaree tuddee sax politique internationale. oui relation internationale. oui Sénégal daf ci am doole en Afrique. bu ñuy wax dëkk yi nga xam ne seeni mbir dañ koy faral di leeral am na démocratie am na alternance ci affaire yi dañu ne bu am gouvernance bu baax la mais boo amee gouvernance bu baax da nga koy def ci secteur kon Sénégal tey bu ñu demee ba egg à ce niveau royukaay la ñu si yenn dëkk yi am dëkk yoo xam ne tey dañu leen naan en matière de loi demal nga xool Sénégal. oui ak stabilité politique bu fi nekk. loolu yëpp a ngi fi. mais loolu yëpp mënuloo ko am. war a gën a dooleel sa bopp ñu gën la xam si àdduna bi nga ne man kon dama war a porter lii tey Sénégal moo nekk leçon bi maanaam Mauritanie nekk leçon bi. maanaam Sénégal ñun dañu waroon Mauritanie dafa waroon roy. si ñu waroon roy. c'est ça l'affaire te jamono ji moom mooy Mauritanie nekk na si biir tey nag non Mauritanie daf ñu raw. léegi ñun ñooy dem jàng si Mauritanie parce que tey jii bu ñu ko soxlaa ñun ñooy dem fëgg si Mauritanie ne leen lan ngeen def ko def rapport seen premier rapport lan la ñoom ñu jàngal leen est-ce que loolu moo waroon am Sénégal mënoon a jiitu Mauritanie si loolu parce que dafa am mbir yoo xam ne bu nekkee yow da nga si nekk pionnier dafa bëri lu mu lay indi si say relation au niveau international kon quelque part tamit dafa am côté relationnel au niveau international loo xam ne Sénégal daf koy perdre moo tax ma ne la crédibilité maanaam ñu doyloo la si dara nga gàccaal ñooñu tey jii foofu lañ toll. est-ce que jotul ñu amal lu ñuy wax états généraux jëm ci wàllum napp ji ci réew mi. bon man yaakaar naa ne avant avant ñuy def réactive si lii. oui 31 mars. 2021 si la le président Macky Sall waxoon si conseil des ministres. oui ne dinaa tenir ay assises nag du sax assise conseil présidentiel. conseil présidentiel. sur la la ko tuddee woon sax sur la. ñun le 31 mars bind nañ réactive avant ñuy bind bi 31 mars bind nañ réactive fàttali président ne que le 31 mars 2021 yooyu yaa waxoon di nga def un conseil présidentiel sur la pêche pour que ñu doole la pêche artisanale. te tey la gën a jot na yaa ñu ko waxoon defoo ko xam nga maanaam tey état moo warul doxe si kilifa gi day wax lii mais bu ñu paree doxali ni du wane li kilifa gi wax. très bien alors seen rapport da ngeen joxoñ baaraam teg foofu la ci wàllum pêche industrielle alors ci leeral façon pêche yi nga xamante ni moo am pêche industrielle pêche artisanale faram-fàcce ko suñu mbokku téléspectateurs yi. bon xam nga pêche industrielle dafa couvrir lépp loo xam ne bateau la muy koo xam ne dafay napp li muy napp mu am kal ñu tuddee ko pont. oui li muy nappee ay machine di ko xëcc. mu am glace bu mu ko mën a denc. kooku dañ ne kooku day def pêche industrielle. gis nga image bi ñuy. mooy benn image bi nii kon fii gis nga ne li muy xëcc machine moo koy xëcc parce que lii loo ko xëcc ko ñu ne beneen technique de pêche bi nga am moom mooy pêche artisanale muy technique boo xam ne seeni borom seen tantan la ñuy liggéeyee yëkkati xëcc jaay doole ku nekk gis nga la tournée buy xëcc mbaal gis nga mool yi. mooy seen foyukaay nga dégg ñuy way di wane ak jàmbarte. ku nekk di tagg sa bopp ku nekk di tagg sa morom. boobu loxo la doole la xam-xam la mais utiliser bu ñu benn matériel boo xam ne doole moo leen matériel bi moo leen di xëccal. très bien seen gaal yi tamit amul pont kenn ponté wu ko amul kal bu ñu mën a làq amul leneen. mooy pêche. muy pêche artisanale. artisanale oui. beneen bi muy pêche sportive. pêche boo xam ne borom dafay dem di nappi mais moom sport lay def maanaam comme ñiy napp espadon dañuy napp sax di ko relâché waat. am nag ñeneen ñoo xam ne li ñu tuddee la pêche de subsistance. yaakaar na nag boobu moom Sénégal pêche de subsistance mooy kii nappe di dunde moo ne tey li ñuy di dunde moo ëpp nag Sénégal kon tey ñiy nappe di dunde ñoo ëpp Sénégal mooy nag pêche artisanale bi la ñuy nappe si la ñuy dunde si la ñuy dundale seen njaboot moo tax toujours bu ñuy xeex dañuy wax ne ñooñu nga xam ne dañuy napp di dunde nañ leen dooleel yokk seen kantan yokk seen i moyens mais aar seen i liggéey aar seen i liggéey nag dafa bokk ñu xam bateau yi nga xam ne dañuy faral di daje ak ñoom ci géej ñu am ay jafe-jafe
bateau yi fan la ñu war a yem il arrive que bateau yi fañ leen yemloo dañuy wàcc ba dugg ci zone bi nga xam ne dañu ne fii bu fi bateau wàcc te bateau yi dañuy wàcc ba dugg foofu te loolu nag du ne pêcheurs yi ñu ko fajal seen bopp état du Sénégal moo war a jël ay matuwaay parce que loolu dafa bokk ci lu ñu tuddee la pêche INN pêche illicite non réglementaire non déclarée pêche bi tant que yaa ngi dugg ci lu ñu la sañtul rek def nga lu illicite yoon daf la war a daan loi yi la war a daan nag am na Sénégal am na loi yu sévère yu fi nekk application nag amu ci. très bien alors su weesoo ñàkk dugg bu Sénégal duggul fii ci alors Alioune Ndoye nekk ministre des pêches et de l'économie maritime nan nga gisee ni muy ci secteur bi des fois seen secteur bi ñu dégg ay coow nangam sangam jàppal bay mais nan nga gisee kii woom en tant qu'observateur nuñ ko mën a gisee ci biir Greenpeace ñun lu ñuy jàpp mooy dañu am absence de dialogue. absence de dialogue. te entre tutelle bi ak organisation bi. très bien. ou bien même bu amee dialogue. oui dafa am dialogue yaa ma neex. ah bon man fa am ñoo xamante ne ñoom lay waxtaan. ñi mu bëgg waxal lay waxal. ñeneen ñi ñu jàppee leen ne yéen du ngeen dara. te ñooñu ñu jàppee ne du ñu dara nag boo gëstoo ba gëstu ñooñu teewal napp gi dëgg. te loolu mooy jafe-jafe bi te ñi ñu jàpp ne te ñooy dara lenn rek moo tax ñu jàpp ne ñoom ñooy dara mooy ñooñu. dañu dem wéeru ji ci nga xam ne ñoom ñoo fi bëgg dugal bato yi ñooñu ne kaa leen jàppale ba suñ fi dugalee bato yi dina am côté bu leen bato yi amalee njëriñ ministère bi jàpp ne kon ñii ñoom la war a waxal te ñoom ñooñu def loolu tamit dañu ne ministère bul waxateeg ñële parce que ñun ñooy véritable acteur. secteur bi bëri na problème ne. ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom si napp rek la ñuy dundee. te bëgguñu it bato yooyu ñëw fi si anam bu leerul. ñoom ñooñu ñu ne ñu nit fa ñu nekk duñ fa jug. yow ministre li ñu bëgg mooy nga génn liste bi nga xam ne mooy bateau yi napp Sénégal ngeen wañu ba ñu xam ñan la parce que ñun dañuy dem géej di dajoog ay bateau te yéen li ngeen bind ne loolu moo am. ñun li ñuy dajeel ak bateau si géej gi dafa bëri dafa ëpp. te ba léegi nag liste bi génnagul ba tey jii nag liste bi génn. te man xam naa ne ñoom ba ñu koy wax c'était avant Covid di ñëw bi ñu ko waxee aussi ñun au niveau de Greenpeace bind nañ officiellement lettre ministère des pêches ne que dañu bëgg pour rek àtte coow li ngeen jox ñu liste des navires ñu autorisé pour ñu pêcher au Sénégal comme ça ñun dañ def organisation de pêche yëpp parce que ñun déggoo nañu organisation yi vraiment leader organisation yëpp amuñu ñun benn problème vraiment am jafe-jafe dañuy ñëw diis ñu bu ñu soxlaa formation ku leen tàggat dañuy ñëw ne dañoo bëgg ngeen tàggat ñu bu ñu bëggee information tamit dañuy ñëw laaj ñu nit ñu partage ak ñoom suñuy information très bien léegi nag ñooñu comme que dañuy def ak ñoom loolu ñu ne leen bu ngeen ñu ko joxee ñun mën nañ fay ay wi ni ñuy fayee ay wi mooy dinañ boo ñun ñëpp ñu ànd ñu bokk toog ñu juboo si li malheureusement le ministère ñun ñii en tant que ONG. bañ leen ko demee ba tey ñun jox très bien alors accord de pêche yi nga xamante ni Sénégal moom lay xaatim est-ce que jàpp nga ni partenariat gagnant-gagnant la. xam nga loolu yëpp mënoon nañ ko xam bu nekkoon ne dañ ko publier ñu seddoo ko ak ñëpp parce que tey ñun si lu ñu xam accord de pêche bi am Sénégal benn accord de pêche la oui ak Union européenne. oui accord bi tamit li mu. mais est-ce que gagnant-gagnant la. est-ce que gagnant-gagnant la. acteurs yi ñoo ko waroon gën a mën a wax maanaam loo tax ma ne acteurs yi ñoo ko waroon gën a wax. parce que accord boo koy def dafa war a am implication des organisations de pêcheurs. te amu si. maanaam dañuy tëju seen tëju rek ñoom. dañu def xaatim seen xaatim. ñoom biñ ko defee ba pare organisation de pêcheurs bi ñu leen waxee dañ ne ñoom kenn waxu leen. yëguñu tiim. en 2014 biñ ko njëkkee def biñ ko defee sur 5 ans ba 2019 dañ ko war a renouveler. mais nit bu dee yow da nga seq ak moom dara. mu ne la dinaa ñëw sa dëkk napp si nangam laa lay fay li ma lay fay di la war a jural dinaa la ko fay si anam yi waaw boo demee ba loolu am xanaa war nañ ko xayma évaluation waaw boo évaluer yow tey jii boo liggéey sa benn liggéey ba évaluer ko ba pare est-ce que boo ko jëlee denc ko sa biir tiroir nit ñi dañu xam ne évaluer nga boo ko évaluer yaag ñan kan nga ko war a si waroo woo organisation de pêche yooyu ne leen accord de pêche Union européenne dama bëgg ñu dañ ko évaluer nañ ko lii la joxe mool yi nañu gis nañ suñu bopp wala gis nañ suñu bopp mais évaluation boobu organisation de pêcheurs aussi boo leen laajee dañ leen ñun mosu yëg ne évaluer nañ loolu wala bu ñu koy évaluer tamit këyit guy wane ne évaluation bi nangam la kenn mos ko partager ak ñun moo tax ñu ne nag bu nekkoon dañu bokk fiiti loolu mënul am parce que boo bokkoon fiiti évaluation boobu di nga ko publier boo ko publier dina accessible bu accessible nit ñi dinañ ko mën a jàngat te bu ñu ko jàngat ku nekk di nga xam ne kon boobu Sénégal kat signé woon na accord ak dëkk sàngam. très bien nii la demee mais nag bu Union européenne bateau chinois boo fi gis. amul accord de pêche entre le Sénégal et la Chine amul. kon dugg yaa ma neex la. en tous les cas accord de pêche Sénégal Chine amul kon bateau Chine bu fi nekk ci licence de pêche rek la mën a jaar
licence ba mu jaar pour sénégalais ba mu utiliser hélas bu dee yow sa tur la bato bi xamal ne 5 milliards lay jar yow yaa ne sénégalais yi bato bi man maa ko moom kon sénégalais yeneen ñoom ñoo moom bato yi xam nañ ne moom gëmloo sénégalais yi que ni maa ko moom nañ gëmloo sénégalais yi ñoo ko moom fekk moomuñu ko donc coow li loolu la léegi nag bu nekkoon nag génn nañ loolu joxe liste bi vraiment publier que je crois que coow lu bari dina wàññi ko alors lu jëm ci wàllum sécurité maritime yéen waa Greenpeace lan ngeen siy wax liñ ciy wax mooy gis nañ ne bëri na accident en mer oui accident yi tamit bëri na perte en vies humaines maanaam ay nit ñu si ñàkk seen effectivement je crois que semaine bi seetaan nañ ko si télé yi man seetaan naa benn télé am bateau bu mbëkk gaal daw ñu bëri dee nañ ci si Jubaalo boobu moo fee ñi ñu bëgg te kenn gisu leen kan moo leen bëgg ressortu responsabilité dem seeti loolu kan moo ko yor est-ce que pêcheur bi la déedéet sécurité des pêcheurs et des biens comme tous les Sénégalais seen sécurité ni naka la routier bi kiy dawal oto ni mu amee droit ñu sécuriser que ci tëli bi noonu la pêcheur bi amee droit ñu sécuriser que ci géej gi donc la sécurité des pêcheurs et de leurs biens est du ressort de l'État du Sénégal kon da nga bëgg a wax ni suñu géej yeeg yooyu kaaraange gi daf fa sooxe des na lu bëri parce que man waxuma ni ma seetaanee la Sénégalais yëpp seetaan ci télé bi constat laa def lii xew na fi te du boobu rek ay yoon bato ñëw na fii Sénégal dugg ci waaxu Sénégal ba ci tefes mbëkk ay gaal mbaal seeni bato mbaal seeni moteur yóbbu ko kenn jàpp ko mu jëm fenn seeni borom ndimbal la ñu mën a am ndimbal bu leen état di dimbali état mënul dimbali ñëpp indemnisation li gën mooy na jël ay matuwaay ba géeju Sénégal ñu gën ko sécuriser bu ñu gënee sécuriser géeju Sénégal ba nga xam ne kenn duñu ne kenn du yàq mais képp ku yàq am nañ moyen bu ñu la toppee ba teg la loxo lu bëri dina fi wàññeeku bateau yi li ñuy jël di fay seen AIS parce que bateau buy napp Sénégal dañ lay gis Sénégal quand même egg na foofu ci niveau de développement au niveau international aussi dañu ne bateau bi amul droit mu dugg di napp fay AIS am wala boo koy fay da ngay yëglu ne da nga am pan te dafa am waxtu yoo xam ne heure bu jotee da ngay woote ne maa ngi ci lii tey jii bu ñu doon topp bateau Sénégal bëri na ñuy fay seen AIS bi nag mooy tax ñu mën a xam bateau bi fan la nekk Sénégal loolu nag du rôlu nappkat du moo ko war a xeex du rôlu femme transformatrice du rôlu malayeur responsabilité état du Sénégal waaw moo war a jël ay matuwaay. Ablaye Ndiaye sa dernier mot lan ngay jeex li jeex na. waaw di kontaan si ngeen invité ma mais aussi vraiment di delluwaat rek di sant di leen gërëm mais aussi di gën a ñaaxaat waa Mauritanie di leen remercier di leen féliciter par rapport ak seen rapport boobu ñu génnee di leen ñaax tamit suñu jël ay matuwaay parce que ñoom tamit dañuy jël benn dogal bu am doole ne seen dëkk am nay usine de farine de poisson mais kenn amul droit nga jël jën bu koy di ko transformer def ko farine de poisson. ma di leen ñaax nag si seen loi boobu ñu bind nañ ci gën a taxaw pour que mu gën a wéy si Mauritanie. très bien Sénégal gi tamit li ñu leen ñaaxoon si ne leen nañu topp yoon Mauritanie topp nañu xam ne yoonu transparence mu yoonu leeral moom mooy tax ñu xam ñaata ba ñu fiy nekk mais moom mooy tax tamit usine de farine de poisson yi ñu mën leen arrêter à temps bañ kaa jox ndax sauver li nga xam ne moo fi des si. très bien di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Abdoulaye Ndiaye chargé de campagne Océan Greenpeace Afrique mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi Mansour Mboup moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi ba Mar Sène ci caméra yi Angèle Mbok te spectateurs yi jaa ngeen jëf amul seen fay jaa ngeen